Zahra Iyane Thiam salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu fàttali yaay ministre microfinance ak économie sociale et solidaire la ñu xuus ci waxtaan wi tàmbale actualité mbiru Sedima ak ña dëkkee Ndingler rek jilaax suuf sañ ni Babacar Ngom da ko nangu ci ñoom jaay leen doole moom démb def na conférence de presse leeral ni lépp ci yoon la jaar ginnaaw ministère bi ñu la dénk itam dafa yitteel lool askan wi ci wàllu seen taxawaay ci am ak mën a dund wu yemb ci réew mi ñaxtuy baykat yu Ndingler rek jilaax yeeg seen xëccoo beeg Babacar Ngom yow noo ko gisee. waaw jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk yi ñuy déglu yëpp à travers vos ondes di la remercier ci dalal bi nga ma dalal di wax ne comme ni nga ko waxee ministère bi ma yor ñu duppee ko microfinance ak économie sociale et solidaire ministère boo xam ne day fexe am taxawaay ci képp koo xam ne bëgg nga yëngu ci mbirum koom mu mën la taxaw loolu benn la. ni ma yoree ministère boobu ñu jagleel ko loolu noonu la amee yeneen secteur yoo xam ne am na aussi sama yeneen naataango yu fa taxaw ak yeneen i service kon bu dee dafa jëm ci wàllu litige boobu maanaam problème boobu nga xam ne am na diggante monsieur Babacar Ngom ak suñu mbokk yi dëkk Ndingler ak yeneen village yi loolu aussi dafay dugg ci li ñuy wax droit domaine droit sur la propriété loolu am na kuréel yoo xam ne ñoom ñoo koy toppatoo ñu mel ni urbanisme cadastre ak yooyu mais li nga xam ne mën naa ko wax en tant que citoyenne mooy effectivement lépp lu jëm ci wàllu suuf État du Sénégal am na ci vision boo xam ne jëm na ci wàllu nan la ñuy fexee ba suuf si ñu am mu ne yàmbalang mu mën a bokk ci liy tabax koomu réew mi mu mën a également bokk ci loo xam ne dina permettre askan wi kenn ku ne di mën a entreprendre léegi nag propriété boobu dafa am yoo xam ne daf ci lalu di nga gis suñu mbokk yoo xam ne fa ñu dëkk di bay suuf si dañuy dem ba mu nekk loo xam ne moomeel la maanaam ñoom ñoo ko moom maintenant comme réew mi ñëpp a ko bokk État dafay am ay réglementation yu muy teg yoo xam ne kenn ku ne pour nga mën a jëfandikoo dara wala nga mën a moom dara dafay am nu ko yoon di tërale kon problème bi nga xam ne am na foofu man li ma ciy ñaan rek mooy comme ni ci ministre Abdou Karim Fofana ak ñeneen ñoo xam ne xëy na feeñuñu jéem a doxee tànku jàmm ñu dox ko ci ba déggoo mën ci am mais liñ ci warut a mën a def yaakaar naa mooy suuxat xëccoo ndax yaa ngi wax ci sa njëlbéenu kàddu ne daf ko nangu ci ay borom yaakaar naa loolu tey ku mën a wax ne nit nangu na dara ci nit ci beneen mbokk nitam yoon bokk na ci ndax kenn ku ne da nga am këyit yu leer yuy firndeel ndax lii nga aakimoo wala lii nga ne yaa ko moom am na wala amul donc réew mi ci gàttal yoon mi ngi fi ba pare léegi li ci des nag mooy problème yu mel ni su amee surtout ci wàllu suuf te ñu dund ci lu bari ndax lii dugguleet ñi ngi fàttaliku fanaay amoon na fi ñi ngi fàttaliku yeneen xeetu xëccoo yu mel ni amoon na mais li ëpp solo mooy nañu waxtaan ba juboo ñu trouver solution te mu solution bi bañ a nekk ci lu ponctuel lu demee nii mais mu nekk solution d'avenir ndax man sama wàllu bopp ci tournée laa jóge li ma def tournée yëpp dem naa axe nord def axe centre ak yooyu mais da ngay gis ne àll bi dafa ne yàmbalang dara amu ci te pourtant chaque jour ñun suñu wàllu bopp ñu ngi naan dañu war a liggéey suuf si dañu war a jox population yi liggéey. mais suuf si ay loxoy neen liggéeyu ko est-ce que nguur gi itam la ko war ci mënoon a jàppale ñi dëkk ci wetu suuf yooyee jëfandikoo ko ma ngi koy def. dëgg la suuf si ay loxo neen liggéeyu ko moo tax même ci loi yi nga xam ne moo tënk wàllu suuf
même buñ lay jox suuf yow en tant que nit day fekk mu am condition yooyu remplir dañ la naan yow mii nga xam ne ñi ngi lay céder suuf si le plus souvent sax du lu ñuy jënd na fekk nga mën ko liggéey donc loolu lu ñu ànd la suuf si loxo neen lalu ko mais suuf si également buñ ko bëggee liggéey kenn ku ne faw nga bàyyi dara te man jàpp naa ne ñu xëcc investissement que mu nekk privé wala étranger loolu dina bokk ci li mën a tabax suñu ko mais ñu encadrer ko ba nga xam ne aussi yëf yi du doon moomeel parce que day am lu xaw a jéggi dayoo aussi nga bokk ak réew mi ay nit xëy ñu ne bon jox nañ ko 1000 hectares wala 500 hectares te kenn ku ne am pàcc ci loolu xëy na xel mën na ko bañ a nangu moo tax ba ci ay wàllu lu demee ni suuf ak yeneen nañ ci génnee considération yu bari ndax ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk te kenn ku ne am na loo xam aussi. Georges Déthié Diop. yow nga ne mbir mi warul doon mbir moomeel sànq nga ne nguur gi am na ab vision ñu xool ci coowal suuf coowal suuf si ci Ndingler 2012 lañ ko jox lii di délibération bu mairie bu Sindia jamono jooju communauté rurale la woon yàggul mu am ab baay. ñu yaakaar ndax fa lay yem 225 hectares comme loolu la wax waaye nit ñaa ngi naan ne 300 hectares la ñu jox ko titre foncier jox ko ab entreprise est-ce que loolu ci vision la bokk. waaw loolu laay wax xam nga loolu yoon la dafa am loo xam ne yoon moo ko régir am loo xam ne xëy na ci wàllu ambition ñun war nañu seet naka la ñuy def ba méngale ko ak suñuy ambition. donc procédure pour nga am propriété privée nga def bail ba dem ba am titre foncier dafa am nu ko yoon tëralee loolu benn la mais ñaar mooy li ma doon wax sànq am na loo xam ne ci jamono jii ñu nekk muy modernisme jamono yii ñu nekk nga xam ne nit koo xam ne dina jël alalam jaay ko ba ñëpp xam ne jaay nañ ko nga yor sa këyit bu lay wan ne kii jaay na la alalam mu ëlbatikuwaat ne la lii maa ko moom toog ci def usufruit loolu dafa am ba tax na droit moo demee nu ni mel kenn ku nekk askan wi dañuy sàmm sa àq ak yelleef ci doxalinu àdduna bi léegi nag mu des ñun ñu xool par rapport ak droit yooyu par rapport ak li nga xam ne jamono daf ko laaj lan moo yenu maanaam moo tax sànq ma ne dañu war a encadrer même bu fekkee ne nit am na moyen pour defar dara mais waruñu mën a jël ay junni loo xam ne ñu bari war nañ ko mën a bokk ñu féetale ko kenn. yéen foo leen nekkoon yéen ñi nga xamante ne donte sax administration bi moo joxe loolu mais yéen la ñu dénk réew mi foo leen ne woon bi ba yooyu yëpp di am. waaw mais xam nga léegi yaa ngi naan ci sa njëlbeenu kàddu problème bi mu commencé ak léegi 2011 la. 2011 la tàmbali 12 lañ ko jox délibération waaw mais procédure bi tàmbalewul 2012 tàmbalewul 2012 donc 2011 la tàmbali te ba muy door a am ci kàddu yi nga xam ne dégg naa ko ci monsieur Babacar Ngom li mu wax mooy expliquer na moom fi mu jaar ñim ci waxal ak yooyu yëpp loolu également population yi ñun fi ñuy ne mooy exécutif local ndax bul fàtte ne Sénégal dafa nekk ci régime décentralisation en 1996 loi sur la décentralisation dafa def ay compétences transférées jox ko exécutif local muy communauté rurale yi muy mairie yi muy conseil régional yi d'alors ak conseil départemental yi. waaye état central saa yu gisee lu ko arrangé wul wala lu mu jàpp ne awul yoon ci décentralisation googu day taxaw dindi ko mbaa mu arrêté ko fànq ko. waaw mais loolu yëpp nag doon na ñëw rek ne damay def këtt ne jonn da ngay toog waxtaan parce que boo xoolee réforme yi am ci décentralisation yëpp dañ ko def en discussion ay acte la yoo xam ne dañuy toog ak exécutif locaux yëpp ñu waxtaan ci seet loo xam ne dina mën a arranger le grand nombre donc ci biir réforme yooyu ak ci biir compétence transférées yooyu la ñu delloo gestion suuf si collectivité territoriale yi. mais loolu ci ndorteel gi la waaye mbir ma am na fa mu egg nekkatul collectivité locale ndax bu ñu ko joxee titre foncier ce n'est plus les collectivités locales. voilà exactement donc ñooñu mais day am tàmbali boobu fi muy jaar ak fi mu war a yegg ci urbanisme ak yooyu yëpp procédure la boo xam ne fii ak wàccoo ci yoon mën nañ ne yaa ngi ci yoon mais léegi nag yoon da nga koy xool ci ñaari fànn ba ñett yoon di nga ko xool ci li la texte yi may yoon di nga ko xool également ci ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel fan la ñu taxaw mais yoon di nga ko xool également ci li ñuy wax njëriñu askan bi yooyu yëpp nag li ma wax sànq rek dafay laaj concertation ak discussion kenn ku nekk xam lan moo jaadu
kenn ku nekk xam lan moo mën a am parce que boo dégloo problème bi sànq maa ngi dégg ci seen rajo yi population yi ne ñun fi ñu taxaw lañ taxaw ndax xëy na am nañu raison boobu monsieur Babacar Ngom ne man fi ma taxaw laay taxaw ndax kayit yi am na xam nga ni loolu du sotti su kii taxawee fii kii taxaw fii su boobaa foog ñu mën a waxtaan mais li am solo mooy ambition bi nga xam ne ñun foofu lañ ñuy xaar laa jàpp ndax bu askan bi ñëwee nañu lenge yaa ngi nii doxal leen fi ñuy xaar mooy ñu mën a répondre à leurs préoccupations loolu nag pour mu am foog bu yoon waree taxaw dëgër mu taxaw dëgër mais li war a jiitu ci lépp mooy concertation. fan yi yaa ngi woon ci tournée ci Sénégal Saloum Bawol Casamance dégg nañ la fa xanaa seetlu nga coono yi askan wi daj ci Sénégal de fan yi te ngeen am ci wàllu lool am déet. seetlu nañ coono yi nga xam ne askan wi mi ngi koy daj ma askan ba ca boppam ña ma fekki seetlu nañ ñoom tamit coono bi may daj. loolu foog naa noonu mooy tabax àdduna kenn ku nekk da nga war a jël coono def ci réew mi yéen seen wàllu bopp yéen a ngi def coono ci réew mi ndax saa boo leen xëyee yéen a ngi ñëw fajar Babacar Fall yaa ñuy yee di ñu wax li xew ci àdduna waaye bu ñu nee askan wi ci coono xaaral rek ma ñëw yow ak seen maa ngi ñëw yow ak seen i correspondant kon àdduna ci boppam moo demee nu ni mel coono léegi nag mu des xëy na bi nga bëgg a wax te nga ne am nañ ci wàll te muy fexe ba nit ñi dund ci réew yi kenn ku nekk mën a gis sa bopp wala dundin bi mën a oyof loolu aussi xëy na wàll biñ ciy jàpp rek mooy askan bi nga xam ne dem na ba wóoluñu en 2012 ne ñu ñëw leen ndax coono yi ñuy dund bokk na ci courant yuy coupé yu metti coono yi ñuy dund bokk na ci nga bëgg am ndox doo mën a am ndox coono yi ñuy dund mooy bokk na ci nga bay sa bay ba pare bëgg ko génnee mën ko jaay te doo ko am loolu lépp lan ngeen ci mën a def ñu indi ay programme ak ay projet di ko doxal ñu doxal ko juróom-ñaari at tàmbale ci 2012 ba 2019 élection présidentielle ñëw askan bi ne li ngeen tàmbale baax na da indi ñëwaat leen ñu ñëwaat def at li ñuy wax Covid 19 ñëw mu nekk mbas mu metti boo xam ne dafa wër àdduna yëpp ñun ñëpp bokkandooroon nañ gis waxuma sax li mu faat li mu jël bakken ci doomu aadama ci li mu jël bakken ci àdduna bi mais problème yi nga xam ne mbas mi ngi koy def ci wàllu santé ci nit ki ak nag problème yi nga xam ne mbas mi indaale na ko ci wàllu koom loolu aussi bi mu amee président de la république ne foog ñu taxawu askan bi pour ñu dékku feebar bi looloo waral samay tournée donc donte nekk nañ ci coono xëy na lu bari waral ko mais la ñu fa yóbbu woon mooy indi ndimbal kon jàpp naa ne foofu aussi état bi taxaw na fa taxawaay bi mu war a taxaw. est-ce que Covid 19 bi ci mujjanteel gu du mujjee sax am bon dos ndax li ngeen di def ay tournée ni nit ñi soxla woon nañ ko avant Covid bi. waaw Covid bi mënul am bon dos ndax Covid bi moom foog naa ne dafa ñëw rek wane boppam ndax feebar bu kenn mënul dara la kenn mënalu ko dara kon Covid bi mënul am bon dos bi ma président de la république di dugal ci gouvernement. maanaam sax li Georges bëgg wax mooy jàngoro ji dafa da ngeen ci profito mu nëbbaale leen seen i manqué ak seen i tële. lu moom léegi lu doxul rek ñu layee ni jàngoro jee tax. déedéet jàpp ma ne noonu la ndax fa laa doon jëm si ni nga ko waxee noonu laa comprendre li Georges wax ndax dafa ne ndax Covid bi taxul la ngeen waroon defu leen ko moo tax ma ne ko président de la république le 7 avril daaw la ma dugal ci gouvernement am ba ma ci duggee ba ni Covid bi ñëwee wër naa Sénégal 14 fois 14 régions yi dem naa ci 14 régions yi ci Sénégal donc Covid bi du ñu tere def li ñu war a def te boobu bi ma fay dem. pour xool ci secteur biñ ma dénk nan la nit ñi toogee pour partager ak askan wi ci secteur biñ ma dénk lan laa am lan laa fas yéene liggéey ban taxawaay lañ ci war a am Covid bi mu ñëwee defaat naa la même chose kon Covid bi terewuñu def li ñuy def benn ñaar bi ñuy tàmbalee at mi ci wàllu ministère bi ñu nekk man ak sama collaborateurs yi dañu def li ñuy wax plan prioritaire des actions yi ñu war a am en 2020 pour que budget bi ñu votel assemblée ñu mën ko matale biñ ko tàmbalee ba Covid bi ñëw donte Covid bi ak mesures yi mu indaale tax na ba ñu changer ni ñu doon liggéeyee mais terewul tey
ci planning bi ñu amoon pour que action prioritaire yooyu mën a am ñu ngi koy doxal xëy na Covid bi dafa ñëw dooleeku si ñun nag ñu transformer wala ñu bëgg transformer crise bi en opportunité kon Covid bi duñ ko jël comme ku am bon dos mais Covid bi man jàpp naa ne au contraire ñëw na gën ñu mën a dimbale ci suñu liggéey ndax wan nañu suñu ay faiblesse wan nañu fan la ñu gën a war a accentuer suñu ay action mais wan nañu surtout ne dans la perspective de l'avenir ak action yi ñu bëgg def am na lu bari lu ñu war a sóor ndax l'imprévu est là te kenn du xam fu muy jóge ak bu ñëwee nan lay mel donc Covid bi au contraire ça doit se transformer d'une crise on doit la transformer en opportunité et nous y réfléchissons avec les services concernés. mu war a doon opportunité waaye gis nañ jéego yoo leen bëgg a teg chaque fois yenn saa day indi coow est-ce que loolu dana mën a matal mbir mi ba ci aide alimentaire beeg yu ni mel. àdduna moo demee ni ñu mel. aussi ci doxalin bi la aussi. mën na nekk ci doxalin bi mën na nekk aussi ci comportement nit ñi. madame la ministre àddina itam dañ fee ne ngir doxal ngir jubal ak def li nu war. mais exactement je suis tout à fait d'accord mais dañuy jël paramètres yëpp bu nekkee aussi benn ci xëy na limite yoo xam ne war nañ ko gën a parfaire day bokk aussi ci comportement nit ñi kenn ku nekk daf ci am pàcc mais li am solo mooy ñu xool ndax action bi baax na ndax action bi également même bu dul 100% te loolu suñu borom rek moo ko mën matale nañ par exemple ci tournée bi ma def yaakaar naa ne même bu dee dégg nañ ci benn wala ñaar ñu ne kontaanul mais au moins esprit bi baax na ndax population yi seen bopp fu ma mënti dem ñoom ñooy waxal seen bopp du luñ leen saxal suukar ndax askanu Sénégal aussi surtout jamono ji mën nañ ko waxal lu ne waaye kenn du ko ne soo amee loo war a wax doo ko wax loolu moom au moins mën nañ leen ko reconnaître. ñu jeexale ci 30 secondes ci question politique temps yi moom seen code wàcc naag seen xaxarante yeeg saagante yi seetlu ngeen koom. da nga kotu ñan ñoo wàcc kotu politique yi. wala Macky Sall ak yéen ñëpp. de président seen parti booba. président Macky Sall moom ñu ngi sant yàlla leadership bi mu wane ci Covid bi ak taxawaay bi mu am ci annulation dette bi wane na ne moom vraiment gàcce ngalaam li si des kay mooy ñun d'abord ci suñu wàllu parti APR ñun d'abord ci suñu wàllu coalition Benno Bokk Yaakaar après ñun ci suñu wàllu population parce que bëri na lu ñuy contester ay action wu président Macky Sall ci wàllu leadership national comme international mais kuréel yi ne ci biir réew mi mais ñooy taxaw di dooleel ñiy ñëw pour daaneel ñu loolu aussi débat boo xam ne war ngeen ko génne ñu waxtaan ci ndax institution internationale yi force internationale yi fi ñuy jaar pour dugg ci réew mi bëgg ci indi instabilité mais ñun ñëpp xam nañ ko donc débat boobu poser leen ko. Zahra Iyane Thiam ministre microfinance